Netanyahu annonce à Trump que Israël lancera une attaque majeure contre l'Iran. 22h55 auditeurs Mouhalim Info ñi ngi ci dimanche toujours ñi ngi ci dimanche 7 juin 2026. Benjamin Netanyahu moom bettul kenn ci ne la mu ŋànk dana ko daal di kon dagg. Trump nee na ko bul dugg ci fayu nee na ko faaw dana fayu nee daal kon dina amal attaque bu mag a mag a mag contre waa Iran fayu ci li nga xam ne ko Iran yi def nañ ko tey moonte de Israël nañu kon frappe yooyu amul benn effet ci ñoom amul kenn ko blessé waaye nag iranien yi ñoom nee ñu benn base militaire bu Israël la ñu kon daal di frappé. léegi nag comme Netanyahu nee na Trump dañuy fay Trump nag nee na kon su waa na nga xam ne ñun suñu yoon nekku ci duñu la dimbali bul xaar ci ñun ndimbal. Trump daal wax na Netanyahu na ko na nga xam ne nag kon soo duggaatee sa gerte si digganteeg waa Iran suñu yoon nekku ci duñu la jàppale loolu day ay médias yu Israël kon xam la nañu ko kon jàppale Netanyahu moom nee na daal dina fayu Trump nag nee na ko kon yaa ngoog Iran ngoog suñu yoon nekku ci affaire à suivre Mouhalim